Lamine in the house. Aliou nam naa la ci loo nekk. maa ngi lay ziar bu baax Lamine. delloo ziar na ko coono yi. Alain. ren sant DKR. yàlla. ah. naka coono yi mbaa lépp jàmm. waa ñi ngi sant yàlla bu baax nag wax dëgg yàlla. alhamdulilah yàlla sant yàgg. amiin yàlla dolli sutura yi. amiin incha allahu rabbi. naka waa foofu ba ñëpp a ngi ci jàmm. fii am ñu ngi ci jàmm de xanaa tëju bi rek. tëju bi daal moo métti. waa coono bi daal des fois baax na ci tuuti daa dina tempérer nit ñi tuuti et puis calmer nit ñi tuuti dëkk bi xaw a calme tuuti quoi. non tëju bi kay ñun kay tëju moom wax dëgg yàlla instant moo ñuy perturbé ba gars yi di nekk ci mbedd mi. waaw foog gars yi nekk ci mbedd mi tuuti de. di dóor dàqe. waaw mais nañu ñaan yàlla li nga xam ni tey moo lëmbe réew mi. waaw muy Covid bi rek yàlla jële ko fekk jàmm ak salaam. amiin sonn nañ de ak lu mën a xew daal. man ak lu mën a xew daal sonn nañ. waxati ko de. wallaay wallaay naka foofu ak couvre-feu yéen couvre-feu ngeen nekk wala. bon fii tamit si couvre-feu aussi c'est que xam nga fii couvre-feu à partir de 20h fii dans la région parisienne. mais au niveau de l'est de la France foofu couvre-feu à partir de 18h parce que zone yooyu ñoom ñoo gën a touché quoi au niveau du Covid. ok. doy na waar moom daal ak lu mën a xew yàlla na ko fi yàlla jëlee rek. yàlla ko fi yàlla jëlee ak jàmm ak salaam rek te defal ñu sutura quoi. amiin incha allahu rabbi. waaw te sàmm ñëpp nag te musal ci ñëpp. amiin. yàlla mën na lu raw loolu. dëgg la. mais sinon yaa ngi ci jàmm quand même. maa ngi si jàmm waaw léegi waxtaan bi ci lan lañ koy def. yow moom nu ma lay bàyyi yow moom miin nga affaire yi waxtaan bi ci lan nga bëgg tey ñu waxtaan si. non ci lépp d'abord. huis clos. huis clos bi ak sa point wu boobu. waaw ba tey loolu amul benn problème man fi may commencer sax Lamine mooy. message bi Macky Sall moo ko moom. waaw bismillah. mooy borom réew mi yàlla ko def. waaw yàlla dénk ko réew mi. te xam nga comme yàlla di ko dénk ci réew mi te ñun ñi nga xam te ni tey ay anciens sportifs lañu. yàlla def na icône nag am na ay Sénégal mais bëriwuñu lool. dëgg la ñi nga xam te ni icône boo koy dégg mooy ñi nga xamante ni tey def nañ ci sport ci domaine bi ñu nekk. loo xam ni ba àdduna di tukki kenn dootu ko fàtte. du dëgg. waaw. et je pense que ni ñooñu tey li ñuy sàkku ci Macky Sall mi nga xam ne mooy njiitu réew mi. waaw. wax dëgg yàlla mu toppatool ñu les anciens sportifs. parce que boo xoolee bu baax Lamine jamono yi ñu génn nii yëpp boo ko seetee les anciens sportifs. waaw ñii dañuy feebar. ñëpp a tëdd. waa toppatoo bi ci war du ci am. ba nga xamante ni daal lu yàlla xam doy na. du dëgg. dëgg la. mais tey xoolal damay wax kenn xam nga Mbaye Gueye le tigre de Fass. waaw. yàlla def na moom duñu wax sax lutteur mais c'est un très grand sportif. dëgg la. parce que ni mu nekk woon ci làmb bi tamit nekk la woon ci football bi di encadrer ñëpp. yàlla def ko li mu ko def nag. tey làmb kenn du wax làmb te tuddloo Mbaye Gueye loolu yàllaa ko def. dëgg la. tey ku bëgg làmb yàlla ak Mbaye Gueye tax. mu nekk icône boo xamante ni tey Sénégal kenn du ko fàtte. du ñu dem sax ba suñu sëti bu ñuy tudd lañ leen naan ndax xamoon nga Mbaye Gueye. xam nga kooku tey yàlla def na tey mu feebar mag la nag mu feebar. waaw. wax dëgg yàlla kooku dañuy ñaan état bi nag wax dëgg yàlla rek mooy Macky Sall ci boppam. waaw. mu toppatul ñu ñoom Boy Bambara parce que ñooñu tey wax dëgg yàlla vitrine lañu. pour le Sénégal vitrine lañu pour le sport. te je pense que ni tey soxla nañu taxaw. taxaw bi tey waaw soxla nañu taxaw parce que Mbaye Gueye man gis naa ko bu yàggul Lamine. mais bi ma gisee Mbaye Gueye. bi nga ñëwee Sénégal gis nga ko. bi ma ñëwee Sénégal gis naa ko. ok waaw. waaw parce que bi ma ñëwee ma jàkkaarloog Mbaye Gueye dama doon jooy du dara nag c'est que il était bien et bien portant doon tane mais le fait xamoon Mbaye Gueye. xam kii ban genre nit la woon. xam ni mu meloon wax dëgg yàlla mais tey nga gis ko wax dëgg yàlla feebar bi téye ko ñu amputé benn tànk bi.
waaw yaram daal di est-ce daw que nag du dëgg est-ce que après sa xel daf lay jox ni la mais ñun les anciens sportifs ñaanuñu yàlla àgg foofu mais bu subaa bu ñu nekkee ci situation bi naka lay demee en fait en quelque sorte parce que tey réew am na loo xamante ni boo fa demee ba nga xamante ni tey jii ñëpp xam nañ ni sa drapeau réew yóbbu nga ko fu nekk wax dëgg yàlla am na foo xamante ni boo fa tolloo état bi war na la mën a jël en charge di la toppatoo ba nga xamante ni boo feebaree tu auras les meilleurs soins possibles ba keroog yàlla di def la muy def te c'est bien beau nag c'est bien beau tey comme le ministre de sport gàcce moom li mu mën mi ngi koy def mais ba tey am na yoo xam ne du moom moo koy décider dem na seeti Mbaye Guèye am lu mu fa joxee keneen ak keneen noonu mais war naa mën a gën a rafet noonu en fait pour que aussi Sénégal jeunesse ba di naan réewkat boo fi defee lu rëy am lu rëy boo demee am na loo xam ne boo ko defee sa réew yóbbu sa drapeau fu ko kenn yóbbuwul am na foo xamante ni boo fa tolloo ci at au moins sax réew mi dina la toppatoo te nekk na loo xamante ni tey jii wax dëgg yàlla amul Sénégal mais dañuy am yaakaar rek parce que li tax may wax Macky Sall mooy tey yàlla def na lenn boo xoolee ci gis-gis ak ci dégg-dégg Macky Sall fu mu dégg problème rek dem na wane fa boppam kii nga xamante ni nag tey moom mooy jabaram Marème Faye Sall moom it fépp fu mu dégg rek jigéen ñu mbootaay ni quoi que ce soit feebar nañ wala am nañ jafe-jafe mu jël leen en charge mais tey wax dëgg yàlla Macky Sall moom dañ koy ñaan wax dëgg yàlla mu toppatool ñu suñu ancien sportif yooyu. mu toppatool ñu suñu ancien sportif yooyu. mais Mbaye Guèye moom demandé wul dara moom ak famille bi. non xam nga Mbaye Guèye dinaa la wax dara. demandé wu il a rien demandé. il est entre de bonnes mains xam nga tey Moustapha Guèye man dama koo gën a naw sax dama ko gën a foog parce que tey ni muy toppatoowee Mbaye Guèye nit ku ci nekk di nga ñaan yàlla am rakk bu la toppatoo na suba boo nekkee ci ay jafe-jafe. xam nga Mbaye Guèye bi kaam commencé critique pourtant da ko yóbbu ci benn clinique boo xamante ni tey wax dëgg yàlla ñoom seen liggéey rek mooy toppatoo ku nekk ci situation bi Mbaye Guèye di nekk. mais pour te dire que ni foofu boo fa nekkee nii rek les 10 jours rek tu payes plus de 1 million. te Mbaye Guèye xaw na fa yàgg te pourtant kenn musul dégg Moustapha Guèye ngaa wax ni quoi que ce soit te mi ngi koy def nag te laajul kenn daal du dëgg. loolu def na fa ñaata jour wala ñaata mois. non mënuma la wax ni ñaata temps ñaata mois la fa def mais foofu daal ce qui est sûr et certain daal les 10 jours ça dépasse les 1 million et quelque. du dëgg. sant yàlla nag comme li ma la wax rek Mbaye Guèye il a rien demandé mais li tax man may wax loolu parce que man mii di wax ak yow def naa Sénégal loo xamante ni tey wax dëgg yàlla loolu lay ñaan tamit samay doom wala samay sët def ko mooy fexe yóbbu sa réew foo xamante ni tey wax dëgg yàlla adduna bi yëpp dañ koy wax du dëgg nekk champion du monde du dëgg nekk Sénégal bi njëkk indi médaille d'or mondial ci Sénégal amuma nag ati ñoom Mbaye Guèye am mais on ne sait jamais de quoi il est fait demain mais suba mën nañu nekk situation boo xamante ni peut-être dañuy xaar peut-être que ni suñu réew mi nga xam ne jaraloon nañu nekk parce que mënoon nañ dee ci kaw tapis bi mën nañ def lu nekk mais teewul suñu réewul ñu ko jaraloon mais tey bëgg nañu wax dëgg yàlla suñu réew di ñu bàyyi xel suñu réew di toppatoo les anciens sportifs ba nga xam ne ñun dinañ rafet njort ci suba wala gannaaw suba. waaw loolu am na solo trop nag wax dëgg yàlla. te comme ni ma la ko waxee rek di rafet njort di am yaqin ni xëy na peut-être que ni Macky Sall yëgul lii mais xëy na Macky Sall wax dëgg yàlla bu ko yëgee wax dëgg yàlla dina ko saafara. du joxe xaalis comme il a bien fait nag kenn dooy feebar na ñu yëkkati 10 millions jox ko c'est bien beau mais pour man am na neneen noo xamante ni tey jii dinañ ko gën a soxla mooy daal fexe bu ñu bëggee faju lu mu mënti doon lu mu laaj danañ faju te duñu fay dara te loolu njiitu réew mi mën na ko. parce que mi ngi defal ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te loolu la ñuy xaar ci moom. loolu la ñuy xaar ci moom. waaw ok loolu am na solo message bi jàll na mais dañuy ñëw nag ci làmb yi ndax làmb yi instant moom gars yi na mën nañ ko. instant bi bu nekkoon ñu ngi ci période saison bi moom mooy live bi dañuy dem ay 400 personnes. waaw. instant bi ñoo ngi ci couvre-feu couvre-feu est-ce que du yàq sax làmb yi ñu bëggoon tijji. couvre-feu bi. xam nga fi ñu toll nii buñ doon wax naan nañu ubbi làmb. waaw ñu naan couvre-feu ça veut dire que ni nag xel day xaw a teey tuuti mais ba tey mën nañoo rafet njort parce que li tax may wax ni mën nañoo rafet njort mooy que ni man maa ngi fii Europe maa ngi fii France
te France malgré vu la situation ni mu catastrophique et tout ça wax dëgg yàlla da ngay gis les sportifs ñi ngi continuer les activités sportives sport bu mu mënti doon nag fii ñu ngi koy def compétition aussi tamit yaa ngi am en respectant les mesures barrières ñi ñu mën a def huis clos ñu def leen huis clos ñeneen ñi nga xam ne defuñu leen huis clos ñu def leen rek une petite cercle restreint et bon moo fi am xam nga le cas de bo je te donne un exemple xam nga football ñu ngi koy def huis clos mais la boxe ñu ngi koy def huis clos mais avec quelques tuuti supporters en fait tuuti. foofu ah. waaw fii nii tu vois. gars yaa ngi koy def ak tuuti spectateurs du dëgg. ça veut dire que ni imaginez par exemple ñu ne stade buy def 5000 places ñu ne peut-être que ni dañuy jaar 1000 places wala 2000 places wala 1500 places tu vois. xam nga loolu ñu ngi koy def mais pourtant ñoo ngi en pleine Covid salle de sport yi am na ñi ngi ubbi les professionnels ñi nga xamante ni tey dañuy entraîner parce que dañu am ay compétitions yu ñuy préparer pour te dire que ni ñoo ngi leen di bàyyi ñu ngi entraîner te je pense que ni tey ñun war nañoo mën a ut ay possibilités yoo xamante ni tey du ñu jël suñu lépp rek teg ko mu taxaw benn place parce que boo xoolee bi Covid bi taxawee ba léegi Sénégal. waaw defuñu dara en fait jéemuñu dara. Covid bi certes am na mais par contre il faut trouver une solution. trouver une solution mooy fexe ni nga xam te ni compétition yi dina évoluer même bu fekkee huis clos la te mënul ñàkk ñu def ko là au moins que ni les activités sportives daal di continuer. mais xam nga des sportifs des compétiteurs yoo xamante ni tey yéen da ngeen war a compétir ngeen toog pendant une année compétir leen et suba aussi ngeen bëgg a dem défendre seen dëkk ça peut être sur le plan africain et sur le plan international mais par contre tu seras complètement en arrière bu dëgg. donc tey war nañu mën a xool les possibilités yi nga xamante ni tey war nañu mën a bàyyi les activités sportives di évoluer même su fekkente ni huis clos la. waaw. dëgg yàlla moom dina ci am solo Lamine. huis clos lam moom ak lu mën a xew buy am moom huis clos lay amee. mais su boobaa nag dafa mel ne ci la ñu xam dëgg. gaa yi ñeme ak gaa yi ragal. huis clos rek yàgg sa adversaire. coow amul. waaw kenn nekku fa. après ci lañ leen di xam dafa mel ni de. waaw mais aussi làmb xam nga tey certes huis clos. mën na nekk mais par contre il faut y mettre les formes xam nga tey làmb aussi boo ko dee def huis clos. waaw mënul nekk ñaari mbëri rek aussi du dëkk. parce que xam naa ne tamit bu dee am huis clos aussi. waaw culture bi tamit du ci ñàkk du dëkk. waaw ambiance beeg yooyu. waaw ambiance beeg yooyu moom du ci wax. waaye supporters yi ñëw ci kaw. di la pousser. waaw nga jékki-jékki gestu leen ñu yokk leen. waaw non loolu leneen la parce que loolu. parfois am na ñoo xamante ne loolu daf leen di xabtal sax mais boo gestoo gisoo dara nga ne garaaw la ba xaaral ma xool nu ma tëddee. Lamine yow bu la gars yi jàppee gars yi dañ lay kar ci mbedd mi de Lamine. waaw ma sànni leen xeer tuuti. nga sànni leen xeer tuuti. non wax dëgg yàlla tey ci gis-gis lu mel ni làmb dina xaw a metti tuuti ñu def ko huis clos à 100%. parce que Ama Baldé Modou Lô huis clos. waaw. Ama Baldé Modou Lô huis clos. non daw combat est-ce que lañ doon huis clos kon day neex. trop mais xam nga tey làmb ci boppam. boo ko bëggee def huis clos je pense que ni coow li dina bari lool Sénégal. coow li dina bari mais huis clos su amul làmb mënul am instant bi nii. ak ni ñu waxee corona bi. xam nga tey moo tax ma ne la il faut qu'on revoie les formes ça veut dire que ni huis clos mën na nekk mais est-ce que aussi gënul par exemple le minimum mooy ñu naan imagine arène nationale 22000 places lay def. waaw xam nga fuy def 22000 places. waaw mais mën nga ne par contre 8000 places yi la ñuy dispatcher pour tout le monde. xam nga loolu. waxuma la sax lu ëpp sax mesure barrière nañu ko parce que bu kii toogee fii kii toog fële bu kii toogee fële kii toog fële du dëgg. dëgg la. waaw loolu déjà sax mën na peut-être que apaiser un peu la situation ba nga xamante ni tey aussi tamit mbër yi tamit
bañ a des ñoom cundug rek ci biir géew bi après nag charme làmb nag daanaka day daal di dem yoonam en fait en quelque sorte. day daal di dem yoonam ci saison bi kon. waaw day daal di dem rek yoonam ci saison bi nag après nag bu mënul nekk su ko defente ne nag ñu def li nga xamante ni rek moo fi am tëgg huis clos. bu ñu tëggee huis clos lan moo tax mënuñoo dem Gambie est-ce que gisoo ni combat Ama Baldé Modou Lô tey mën nañu ko yóbbu Gambie. bien sûr lu mën a nekk. parce que Gambie ubbi nañ seen làmb. waaw te defuñu huis clos. xam nga combat yu bari tey stade bu mag lañ yor 50 000 places. xam nga Lamine. xam nga de passage maa ngi nuyu Jamaïcain. xale la. waaye yàlla defal na ko xel moo xamante ni macha allah. il réfléchit très bien et très positif. xam nga nag des fois gars yi dañ koy jàppee ne rek xale la wala peut-être que ni bu waxee duñ ko jël sérieux mais il fait partie des gens yoo xamante ni tey ils sont prêts à apporter des solutions et moi je te dis xëy na tey c'est les moyens qui sont pas là mais Jamaïcain si faisait partie des promoteurs yoo xamante ni tey dañu amee ay moyens yu palpables peut-être que ni lu nit ñi dina am naamee moom dina ko jël yóbbu ko Gambie wala mu jël ko yóbbu ko feneen loolu moom c'est une certitude loolu moom lu mën a nekk la du dëgg te et puis xam nga bu ñu waxee làmb dem Gambie. waaw même je répète li Jamaïcain doon wax. Tyson kii. waaw Tyson Mor fa dem. yaakaar naa ne nekkul woon Gambie. bien sûr mais xam nga ci au niveau du pay-per-view. tout le monde y gagne. ça veut dire que ni Gambie dinañ jënd pay-per-view. Sénégal par contre ñi mënul dem Gambie aussi daal di jënd pay-per-view Europe tam jënd pay-per-view que di nag ñëpp seetaan après c'est tout le monde c'est du gagnant-gagnant quoi en fait pour tout le monde. dëgg mais comme ni wax rek làmb daal war naa mën a bëri solution. comme ni ko Matar Ba waxee nag nee na daal moom ci boppam. wax dëgg yàlla bu sañoon làmb ubbi suba. et c'est de vrai moom mooy décider. tey yaa de la santé. mais yaay ki nga xamante ni tey nag moom mooy kilifa réew mi nag moom mooy Macky Sall. waaw comme li gars yi di wax moom mooy buum moom mooy buumi. du dëgg. waaw donc tey nag Macky Sall nag tey xëy na bu gars yi waxtaanee ba indil ko une solution boo xamante ni peut-être que ni dina dal xelam xëy na bu boobaa làmb ji mën a démarrer. mu fekk nag naroon nañ ko. affaire du ay woote indi leen ma ay documents ñu andi la ko rek nga teg parti loolu moom doy wax moom. xam nga Lamine ci côté boobu. nañuy am yaakaar rek en fait en quelque sorte. xam nga lu tax ma naan nañu am yaakaar mooy que ni tey Matar Ba. dañ ko fay teg. ki ko fi teg moom mooy le président de la République. mais tey bu askan bi yëpp jàkkaarloog le président de la République man de gisuma fu président de la République daal di tànkandoo askan bi man de gisuma ko Macky Sall le président du Sénégal gisaguma ko fu mu tànkandoo askan bi ci ay jëfam ci comportement donc dañuy am yaqin ni que ni lii bu ci jotee peut-être que ni dans pas longtemps di nga gis làmb ji daal di ubbi ak yeneen ak sport yëpp nag. parce que Modou Lô Ama comme kii ni nga ko waxee rek compte mi nee na Modou Lô Ama Baldé combat la boo xamante ne bi mu taxawee. ñun bari dañu woon dafa war a suqaliwaat làmb. làmb allure bi nga xamante ne moom la nekkoon 2011 2010 2008 di Yékini di daan Baboy dañu combat bi dafa waroon a yóbbuwaat làmb foofu léegi combat bi suñ ko defee huis clos est-ce que làmb kon du continuer gën a suru. waaw loolu moom beneen affaire la parce que. xam nga Ama Baldé Modou Lô huis clos est-ce que. c'est une choc de génération bi xam nga tey. Ama Baldé Modou Lô c'est une choc de génération boo xamante ni tey adduna bi yëpp a koy xaar le monde entier du sax Sénégal mais c'est le monde entier donc tey xam nga loolu bu ñu sañoon mu am dans les règles de l'art ça veut dire que ni dans un stade ubbi amateurs yi ñëw wax dëgg yàlla nit ñi dund ko parce que tey Ama Baldé ak Modou Lô fi mu toll ci làmb dafa mel ni bi ñuy naan ci jamono yu Mbaye Guèye xam nga nit ñi jaraloon ñu nekk pour dem seeti na ay Mbaye Guèye du balees du dëgg xam nga ci aussi ñu naan Balla Gaye Yékini du dëgg mais tey sogu génération bi tey bi nga xamante ni tey moom moo ub bopp ñëpp mooy Modou Lô Ama Baldé waaw tey li ñu tëgg yeneen làmb yëpp mais tey làmb jooju mooy ñi nga xam ne tey moom la ñëpp di xaar. combat dama xamante dañu waroon wax stade bi fees na ñi ci des dem nañ ñibbi. non xam nga combat boobu moom bu fekkoonte ni Covid amul dara moom ce qui est sûr et certain stade moom wax dëgg yàlla ku teelul dem doo am place ça c'est une certitude. parce que aussi yàlla defal na leen ñoom ñaar bokk nañ ci xale yi ëpp coow ci làmb ji. bu weesoo Balla Gaye
Modou Lo Ama Baldé kenn ëpp leen supporter ci Sénégal donc pour te dire que ni sam waaye kon foo sànni mbàtt mu tàkk mais nag boo tax combat boobu nag war nañoo xool wax dëgg yàlla nuñ koy organiser pour mu mun a am dans de très bonnes conditions te et puis wax dëgg yàlla tamit état yi jàpp ci nu mu ci mënee pour que ni combat boobu un jour ñu gis ko mu daal di am quoi parce que loolu c'est important. te combat boobu sax man dama gis bu fekkoon day am ñu yóbbu ko fële stade Léopold 60 000 places la ñu fexe 20 000 personnes dugg. mais bien sûr lu mën a nekk a ngi noonu. lu mën a nekk a ngi noonu laa lay wax ni parce que combat boobu dans je pense que bis bu ñu jàppee date bi ñu ne am dam bu boobaa coow li dana bëri loolu Sénégal. waaw te dañuy wax nii rek mais gis nga ak nit ñi xam nga tey peut-être Luc Nicolas mi ngi toog ni tekk. waaw mais xam naa ni am na fit ku toll nii jël ko yóbbu ko Gambie loolu moom xam naa waaw su mënul ñàkk ba mënul ñàkk daal nañ ko yóbbu Gambie. waaw nañ ko yóbbu Gambie 50 000 places daal du ay caaxaan te buñ ko yóbbee Gambie moom. waaw Gambie bëgg nañu làmb te avancé nañ bu baax instant bi ci làmb. Sénégalais sax ñooy jógee fii kon dem. et puis voilà mais et puis dafay dundal làmbi Gambie sax benn yoon mine de rien population Gambie bi je pense que ni aussi yàgg nañu aussi di recevoir ay combats yu toll noonu xoolal ci jamono Tyson ak Mor Fadam. donc te ñoom ñaar ñëpp dañu saf Gambie. bu baax a baax ñoom ñaar ñëpp saf Gambie. non ñoom fi mu toll nii adduna bi yëpp laa lay wax ni fi mu toll nii loolu rek la ñuy xaar Modou Lo Ama Baldé. miin nañ Gambie de. kooku du ay caaxaan nag. ma ne ko ñoom ñaar miin nañ Gambie de. non ñoom ñaar miin nañ Gambie lool wax dëgg yàlla nag xam nga Gambie ak Sénégal benn la. dëgg la waaw Gambie ak Sénégal benn la sotti def ci rek kër Jamaïcain. kër Jamaïcain instant bi mooy fa sax. waaw mi ngi Gambie. parce que mooy Gambie ne ma fan yii mi ngi Gambie quoi waaw. mooy Gambie day lijjanti combat bi nee daf ko bëgg a yóbbu mois de février. incha allah bu ci yàlla andee yàlla mën na def lu raw loolu. waaw incha allahu rabbi. nañu ñaan yàlla defal ko jàmm rek. ak lu mën a xew daal ñun danañ ko jëli incha allahu rabbi ba Gambie comme Sénégal ñoo ngi werante ba léegi ñun ñu dem Gambie toogi fa rek. amul couvre-feu amul confinement amul takk masque. non du ci yàq dara loolu moom dina ci baax. kontaan naa ci yow. non ñoo ko bokk Lamine. kontaan naa ci yow jaajëf. wax dëgg yàlla maa ngi lay ziar bu baax. dégg naa la jaajëf.